ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def ci suba ak léegi ci ITV waaye nag dellusiwaat nañu fii ci arène nationale bu Sénégal Gaston Production woote waat ñu fii ci première journée ci saison de lutte 2021-2022 Forza ak ki nga xam ne moom mooy doomi Mbour gi di Pakala nekk grand combat bi ndax xam nga ne sànq léegi nii Alioune Seye numéro 2 moom moo daan kii di Zos ci décision médicale ndax nag combat ba moom mënu woon àgg ndax Zos dafa amee gaañu en tout cas Omez. waaw Alaaji Sall Bigué. waaw Alaaji Baba Ndiaye ñu ngi ba tey en direct ci ITV ñu wax la ne nag ñu ngi dalal ak sunu beneen promoteur moom tamit jëm ci beneen événement le 9 janvier incha allah ki ngeen diggante kon Ndiaye Tine ak ki nga xam ne moom mooy Baye Mandione numéro 2. ayca. Ibrahima Diop waaw. Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi jëm ci événement le 9 incha allah lan ngay wax amateurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy soppeek mbër yi. salaamaaleykum maa ngi leen di ziar Omez. maa ngi lay fay bu baax ziar kilifa di ziar Sall Bigué. maa ngi lay fay di nuyu waa ITV yëpp di nuyu seen kilifa yi. di leen ziar bu baax a baax di nuyu amateurs yëpp. waaw ñun ñoo ngi waaj le 9 janvier incha allah ci diggante Ndiaye Tine ak Baye Mandione Junior stade Iba Mar Diop ak diggante Ndiaga Thiam bu Pape Diop Basson ak diggante Boy Niang bu Niang ñoo ngi ciy woo amateur yëpp. ak ahlu lamb le 9 janvier la le 9 janvier incha allahu rabbi. lépp luy aada ak cosaan stade Iba Mar. stade Iba Mar. waaw lépp luy aada ak cosaan dina fa feeñ incha allahu rabbi ak wàllu innovation lu bëri ñoo ngi ciy waajal lu bëree bëri pour innover. dégg naa yaa ngi jàppale mbër yi bu baax a baax. waaw xam nga lamb dafa xaw a metti te boo juddoo ci benn gox bu mel ni Pikine nga yaroo fa màggee fa tey suñu borom am lu mu la wërsëgal tuuti dafay rafet nga gersu leen rawatina nag ñu nekk ci mbokki làmb te làmb loolu la laaj ñëpp benn famille la koo ci defal benn rek mel ni ñëpp nga defal mënuñu nag mais ñoo ngi jéem ci li ñuy mën mu néew mu bëri. ñu jàppale leen daal. jërëjëf mais bi mooy deuxième journée bi le 9 mooy sa deuxième journée wala mooy première journée. mooy sama première journée incha allah mais waaw fas yéene nañoo def ay journée. waaw ñëwuñu pour benn mais ay. mais le 9 daal mooy baptême de feu bi. le 9 incha allah mooy baptême de feu bi. yàlla ci yàlla yóbboo jàmm wax dëgg yàlla maa ngi ciy am yéene nag liggéey ci ak ITV. waaw incha allah télé bu mag bi. incha allah am naa yéene. walaay ñëwal yéene ci ak ñoom. xoolal te tàllal naa leen loxo. képp kuy ndawu pour ànd Sénégal ak ñoom. képp kuy ndawu Sénégal. te am télé la yéene boo ci xam réew ne mi ñu ngi lay woo. ñëwal parce que nag ñun loolu lañu bëgg jàppale ndaw yëpp. liggéey rek jàppale liggéeykat yëpp. liggéey rek loolu nag mooy sunu yéene. incha allah incha allah rabbi en tout cas mooy suñu jërëjëf bëgg-bëgg te dinañ ko incha allah. yàlla yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam incha allah. jërëjëf Ibrahima merci jërëjëf Ibrahima jërëjëf. waaw. waa Alioune Seye Alioune Seye numéro mooy ñëw 2. noonu. xam nga Baba. waaw grand combat bi boo dee xool. Alioune Seye. grand combat bi. jaaral ne non jaaral ne ñëwal ne. ay bu ko def affaire booy géej waay. xoolal liiru jaan waay ma liir rek laay wër. waaw mais fils Alioune Seye. waaw mais Alioune mon Seye. fils. félicitations. mais ñu ngi lay féliciter. liiru. ñu ngi lay féliciter bu baax a baax. jërëjëf merci. yaa ngi en direct mais image moo ñëwul. waay mais yaa ngi en direct à la télévision. gaa ngi lay seetaan partout dans le monde. jërëjëf. liiru jaajëf. combat bi ñëpp ñu ngi ko doon xaar. te je sais que yow tam yaa ngi ko doon xaar comme ni ko Sénégalais yëpp doon xaaree mu nekkoon un combat capital ci yow. parce que nag combat bi am na bu baax a baax fu mu la jëlee mais am na fu mu lay yóbbu. parce que Zoss kenn doon ko présenté. ñëpp ci doon ndax jàpp nañu ne Zoss moom c'est un briseur de rêve. maanaam nit ñi rawatina mbër yi yaakaar bu ñu am da koy tas. tey mu ñëw nga def ko nii def ko daan ko par décision médicale. alors déjà combat bi nan nga ko préparé ak tey lan ngay wax tey Sénégal yëpp nga xam ne tey ñu ngi doon seetaan à travers ITV. waaw gannaaw baatu auzu billaahi mina seytaani rajiim dañuy sant yàlla di julli si yonent bu baax a baax di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kabaro borom Daaru Salaam ak mu yàgg fi loolu déwén amiin amiin di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla rek moo war wax dëgg yàlla di jogante ak sa moromu jullit wala sa moromu góor yàlla may la xañ ko loolu moom doy na sant yàlla di sant yàlla bu baax a baax di wax ne combat pare nañ ko comme yeneen combat yi rek xëy na lii la yàlla namm dañ koy sant yàlla daal. est-ce que da nga doon bëri ak pression. non man moom musuma am pression ci làmb mooy comme ni ma koy waxee rek li ngay def boo ko mënee moom dara du la gaaw a yëngal bu dee xeex mën naa ko bu dee bëree mën naa ko gisuma daal lu ma tële ci làmb. parce que combat bi dafa am fu mu lay yóbbu. waaw ndax Zoss ndaanaan la bëri na fi ndaanaan bu ne daan na fi ay ndaanaan daan nañ ko kon su ma bëree moom daan ko am na fu ma yóbbu loolu dañ ciy sant yàlla daal dañ ciy sant yàlla baax a baax. waaw mais fils ñu ñëw ci combat bi
combat bi ñëpp dañu woon xale buy bëreeg mag xale bi mooy wuti mais dafa mel ni Zoss le contraire la def moom dafa ñëw dox sa kaw bëgg a abréger combat bi mais yow est-ce que da nga amoon détermination pour jeexal ko ak kaw parce que moom nga def isaapu yi ndax loolu lu bees la loo bëgg a indi wala daf la dab ci biir combat bi. non du question lu may indi rek ñun moom xam nga ku xam Igri Walo xam na ñun làmb rek la ñuy def boo amee ay coach yoo xamante ni wax dëgg yàlla dañ lay préparer yéene la da ngay préparer lépp rek muy xeex muy bëre ñun lépp la ñuy préparer physique ak lépp ba lu ñu xam nga bu combat bi gaawee neex na bu yàggee neex na bu ñëwee xeex neex na bu ñu bëree neex na. mais est-ce que xamoon nga ni Zoss day ñëw. waaw xamoon nañu ne day ñëw nag. jikkoom la waaw xamoon nañu ne day ñëw. waaw du mbër muy xaar. waaw ndax xam nga rek waaw noonu la waroon demee daal mu demee noonu. dañu sant yàlla mais ñun dañoo am problème. dañu xamul loxo bi la. gis nañ docteur bi di faj bët bi bon lan la quoi bët bi la wala fan la. non bët bi la ba fa gaañ ci bët bi nag maa ngi koy masawu bu baax a baax waaw maa ngi koy masawu bu baax nag jantal grand la ma boole tay abal ma lapataake loxo lapataake rek yàlla xam na ne xam nga làmb la rek wala loxo bee diis waaw xam nga mooy loolu liggéey la rek xam nga Sala moi je crois que même si disposition bi nga bëree Issa Pouye moom nga bëree parce que bi ngay kaw Issa Pouye da nga def changement de pied indi sa pied droit si ginnaaw tey moom nga defaat donc loolu sa point fort la ou bien yow loolu yàggante noonu. waaw loolu sama point fort la wax dëgg yàlla nit ku nekk da ngay am mënin loolu sama mënin la ñu ngi si sant yàlla rek di ko def mu xam nga mu ñuy jig diñ ci am ndam dañ ciy sant yàlla rek mais teewul tamit su ma xeexee mu neex su ma bëree mu neex. loolu xam naa dara. waaw topp naa ko Mbapat. topp naa ko Mbapat topp naa ko arène topp naa ko Ibamar topp naa ko fii bu xeexee mën na ko bu bëree mën na ko parce que aussi ñi ko yor ku mel ni Lirou Diane ku mel ni ñoom Rone parce que Igri Walo dañu am ay mbër seen biir te ba pare image bi ma gis naa la ko début moom la de guerre contact bi ma gis ñoom ñaar ñu def ko non franchement. gisuma woon man gis naa ko seetaan naa ko gis naa ko. nee naa la Aliou Seye dañ ko sóorul ci trajectoire am parce que heure bii war na dépassé fii parce que ñi mu àndaloon dañ ko jiitu mais tardé wul donc combat bi pour man sa combat la je le dis ouvertement c'est pas le combat la tey yow mu remercier waaw damay remercier xam nga sama seex sama xarit Zil Diène ñoom Daouda Diop ñoom Seex Sène wax dëgg yàlla ay am na lañ mais wax dëgg yàlla lépp lu may def muy signature muy open press muy lamb ñoom dañuy teew xam nga sama gars yëpp maa ngi leen di bëggee di ziar nag waa Igri Walo bu baax a baax a baax di gërëm sama grand Lirou Diagne sëñ Samba Ndour Touba maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla xam nga seetaanuma benn yoon te lépp rek yàlla ak jëmm ji la moom moo tax te ma leen ciy dolli lenn ziar waa Igri Walo yëpp ma lay dolli lenn heure bu bëree ba daan ñun magi géwél yi kum ci taseel yëkkat na ci relique am jox la. waaw yéen suñu yéen suñu kuy taral mag yàlla da lay taral yéen suñu papaat am lépp lekk am lépp lekk daa wóorul am lépp lekk wóorul yéen ci ngeen bokk. mais félicitations en tout cas oui Lat Diop xam nga waa Guèye yëpp monsieur le maire Alioune Sall Boy Deba xam nga Cheikh Dieng xam nga Mor Ndiaye directeur Serigne Madeleine xam nga Moo Ndiaye Mor Ndiaye waaw xam nga di sant ñëpp rek su ma limee damay jum. xam nga Modou Gueye coalition leneen xam nga jàpp na ci. waaw waaw ambiance baa ngi daje. mais jërëjëf Aliou Seye numéro 2. Lirou Diane Lirou ñëw yow Diane dimbali ma rek. xaaral ñuy génn bàyyi ko fils. combat bi dafa mel ni tey dinañ teel a génn arène nationale bi 19h39 bu gaawee rek neex. bu gaawee dina ne parce que 6 combats quand même c'est raisonnable. waaw vraiment mais 10 combats tey ak chronogramme bi. heure bi dañ la fekk. au moins ñu nekk ay 4-5 combats mais avantage bi tey mooy lan du limite combat yi. macha allah da ngaa soof. yow toogal kenn mës a gis lii lu la neex waxal waaw gannaaw ma sant yàlla sant sang-sang yi mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sant sama sëriñ Ablaye Wade di sant waa Sénégal yëpp rawatina as ndaw borom Ndikoumane ak waa Guyaar transport ndaxte léegi yàlla maa dimbale mooy yor sama sponsor bopp yoo xam ne ni damay ñaan yàlla mu yokku lu ko dalee Guyaar transport yaa ma ak transit Ndikoumane kon ak yeneen fast food yoo xam ne maa ngi seen ginnaaw. mais yow ci lan nga nekk waaw xam nga ne Gaston Mbengue sama nit la dama ko yàgg wax ne lamb moom mooy lamb mais mu warul tëgg combat yu toll nii te neewul Yawou Dial premier combat yi yow la dafa lan Macky Sall loolu la bëgg Sénégal yëpp combat yi Yawou Dial lañ bëgg. mais est-ce que yow am na adversaire. bëri naa dimanche bii passé ma daan Kaolack maa nga ñaari victoire le 14 juin dama daan le 14 juin bii passé ma daanaat kon Sénégal fii la gars yi na mar sama combat. actuellement koo gis ko war a bëreel. waaw xam nga ne Lirou Diane
Lirou Diane dama ko xas a niinnu ndax Lirou Diane bu nee cur lii moom di sori te man su ma nee cur dinaa lii ba fàtte ñu ma daan. mais Lirou Diane léegi bu jógee lu tax joo wax ko. waaw non xam nga dafa ànd ak mbër. dama ko bëgg a créer mais yow. waaw yaag Lirou dégg naa woo nañ leen CNG. waaw pour affaire boobu amoon quoi seen diggante. waaw expliqué ñu ci tuuti nan la demee woon. waaw CNG dañu ma ne comme ni ñu ko tuddee woon drapeau. waaw yow am kaay xam ko seere woon. ñu lay woo. yow jërëjëf. waaw ñu lay woo ñu ci combat bi. waaye ngañ jaay waay. seen yow télévision bi yàlla yokk. amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waa les 2 lutteurs xam nga mbër yi préparation bi nii ñoom ñaar sax gis naa ñu daw. ñaari lutteurs yi ku nekk daw xëccoo am loo xëccoo ak sa morom. waaw. d'accord waaw ñaari mbër yaa ngi ci géew gi. di Pakala bu Mbour ak Forza bu Fass. Pakala nag xam nga ne nekk na tamit koo xam ne am na moom lu toll ci 14 combats am 11 victoires am 2 défaites ak benn nul ndax moom Pakala moom moo daanu Xelkom Pakala daan imposé Pakala daan Youssou Souaré Pakala moo daan Malick Fall Pakala moo daan Alioune Diouf Pakala moo daan Ndiago Sarr 2 Ndiaga Sarr 2 Pakala daan Pape Fall Matar Gueye Boy Naar Forza ak Elton moom Pakala Abdou Diouf moo ko daan ak Gris 2 mu def match nul ak Bismi Bismi Ndoye Pakala kon loolu moo nekk ay kii Pakala nekk mbër boo xamante ne nii jàpp nañu ni li nga xam ne moom mooy champion dëgg la ndax nag nekk na champion waaye tamit cas particulier moom dafa mel ni gars yi dañu koy moytu moom Pakala. dañuy def 1 minute de silence pour ñu jagleel ko Mbita Ndiaye. waaw effectivement moom champion. parce que moom champion la woon ci lamb ji. waaw Mbita Ndiaye après ñu ñëwaat ci ñu ñaanal ko. palmarès su ki nga xam ne moom mooy Forza. 1 minute de silence en l'honneur de Mbita Ndiaye. non c'est bon ñun mënuñu toog. ni mooy. ci li nga xam ne mooy combat bi Sall Bigué je pense que 1 minute de silence ñetti xulwaa ko gën wax nañ ko ba sonn 1 minute de silence laa xamul fu ñu ko jëlee kon yal na yàlla xare àjjana Mbita Ndiaye yal na ko yàlla yërëm doon sunu kilifa doon sunu papa du sunu xarit du sunu mag du sunu lépp di ko jaar doomam bu ñuy wax boogaa xale boo xam ne bii dëgg yàlla fu mu toll dinañu kii ñaari mbër yi tey Omez ñaari mbër yi seen jaar-jaar d'abord ku ci ne da nga raté combat yoo xam ne mooy sa combat relance Forza dafa raté Jordan raté fa kii mu am tey Pakala raté Abdou Diouf raté ki nga xam ne mooy Gris 2 ñaari mbër yi. te dafa mel ni ñoom adversaire potentiel bi leen boole mooy Abdou Diouf. waaw Abdou Diouf Pakala dafa daanu Abdou Diouf. voilà moom voilà. effectivement li nga ñu wax dëgg la parce que dañu raté ñoom ñaar ñëpp seen passage. maanaam dañoo raté dañoo manqué combat yu waroon woon manqué. donc en effet boo gisee seen parcours benn adversaire commun la ñu am muy Abdou Diouf. Abdou Diouf la ñu am. comme adversaire commun Forza am na 10 combats. waaw 10 combats la def moom nag am na 8 victoire ndax moom Forza moo daan Djilor daan Mitrailleuse daan Modou Awa daan Abdoulaye Wade daan Khadim Ndiaye. daan Super Étoile daan l'an 2000 daan Abdou Diouf. waaye tamit moom am na ñaari défaite ndax Pakala mii moo ko daan ak ki nga xam ne moom mooy Jordan ñaar yooyu mooy ñaari défaite am Omez. waaw effectivement donc la fourchette impliqué tey une convergence moo leen daje moo leen boolewaat. donc revanche la. te tey combat de revanche la mais ni ma gisee ñoom ñaar état mbër yi ñoom ñaar ñëpp physiquement liggéey nañu pour ñëw si combat bi. mais attente bi nag mooy fi ne nii tey lu ñuy xaar ci ñoom parce que ku ci daanu tey. yërëm naa la. mais ki ci daan nag. di nga mën a amaat relance. donc li nga jox relance mooy sa relance carrière tey. mais Sall Bigué. waaw xam nga man damay ñëw ci staffu Pakala. waaw da ngay gis Gris Bordeaux da ngay gis Tafa Gueye nga gis Fass ni ñu indee tey ki nga xam ne moom mooy Forza. oui Forza oui. parce que Forza tey dañ koy indi. xamal ko ne leen combat bi waroo ko ñàkk. combat capital la ci moom capital la ci ñoom. ay règlement de compte la ay règlement de compte la. non seulement Forza bu fàtte ni Gris 2 mooy lieutenant Forza. ci lamb di muy rangé woo te dafa daan kii di Pakala léegi nag Pakala daanoon Forza dañ ko ne nag combat bi amoo droit ñàkk ko parce que bu fàttali ko barki Demba Ndiaye Gris 2 moom moo daal ki ngay deseel. tout à fait kon donc waroo ñàkk combat bi. combat de relance la combat capital la pour ñoom ñaar. mais mooy ni ko Alaaji Gañ waxee rek. ku daanu wurti di beneen métier.
donc man li may conseillé Forza mu am une maîtrise en soi mu am une certaine sérénité parce que bu toppee xeex bi ñoom ñaar ñëpp dañu nekk ay champion yoo xam ne ku si nekk défendre na couleur équipe nationale. c'est beau. Ah mais il y a l'ambiance. Mais que de feu. c'est beau. C'est de feu. Et puis on dirait que nous sommes au 31 décembre. Et puis pratiquement loolu laa doon bëgg a wax ñoo ngi dugg vers décembre. donc fin d'année. donc su ma nekkee ne joyeux Noël. donc je crois qu'aujourd'hui tey ñoom ñaari mbër yëpp tey lii war a nekk motivation pour ñoom. pas en français. Et Boubacar Diallo joyeux Noël. donc je dirais que chers amis qu'aujourd'hui nous avons un combat extraordinaire que tout le public sénégalais et le monde entier attendent aujourd'hui. Donc on a vu un Pakala déterminé à prendre aujourd'hui sa suprématie par rapport à son combat de l'année 2012. Le coup d'envoi est donné. Le coup d'envoi est donné. Pakala Forza arbitre sifflé na. Donc le coup d'envoi est donné. Pakala attaqué na ko soog na ko bi ngi door ñu ngi doorante tentative Pakala boot na ko Pakala daan na ko lu xew Forza daan na ko parce que dafa jolol attaque bi amul c'est le combat de la revanche. Oui mu jolol ko dugal ko bras gauche Forza àll bo dogu ko dugal ko mbot Forza wax naa la ñoom ñaar dañuy jaar équipe nationale. oui donc ñoom ñaar dañu mbapat. donc bëre mbapat bi Forza du début il faut mu am une maîtrise en soi il faut mu am un retour au calme il faut mu am li ñuy wax comment ça s'appelle une certaine sérénité. mais tey Forza loolu la wane tey. mais geste bi neex na ma trop. waaye Forza moo daanu. moo ñëw accolade. non c'est des champions c'est des champions. c'est deux champions. ay fracture seconde. waaye et c'est très important. loolu moo leen fi sport fu bëre sport la. sport la fair play la parce que nag bëre dafa war a dajale combat rawatina sport wala dajale wala boole wala dajale. man dama ne tey Pakala dafa dem ak une extraordinaire confiance. waaw confiance bopp la. respecté gu loolu parce que dafa yaakaar naa day ñëw waaw. mais nag jàpp naa noonu la mu doon bëree. xam nga ñoom ñaar kenn amul droit reculer. oui te boo dee xool rukum daje. waaw xam nga rukum daje bi ñoo indi si parce que ñaari luur la ñu. waay bu ñu puusantee rek force bi ci bi nga bëri. donc un bon encadrement. ñu war a liggéey sur la projection. maintenant ci ay mbërëm. tout à fait mais léegi lan moo war tey kii di Pakala ginnaaw défaite bi ci kanamam. non Pakala perdul dara